alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwajan wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibana wa shafi'ana sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa khulafa rashidin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. mbokk jullit yi, seen mbokk Alaaji Babali mooy dellu si waat ak yéen ci guddi ajuma. tey mu tombeek fukki fan ak juróom-ñeent ci rabiul awal, waaw 1442 hijriyen, muy le 5 novembre 2020. waaw tey dañuy dellu si waat ak ci les sourates avec sigle. waaw ñu nekkoon ci Hamim yi ko commencé, tey sourate 42 la ñuy def, mooy sourate Shura. waaw moom mooy la consultation wala la délibération bu la neexee. baada auzu billahi mina sheytaani rajim. toujours dañuy wax rek ne ku wax consultation wax délibération. waaw parce que waaw mu ngoog dañuy wax rek ne sourate bi ça a été révélé à la Mecque. waaw ça a été à la Mecque, sauf ñetti laaya. laaya benn ñaar fukk ak ñaar, ñaar fukk ak ñett ak ñaar fukk ak ñeent. waaw yooyu ils ont été révélés à Médine. waaw ñu jukki leen rek comme ni ñu daan def de coutume. waaw baada auzu billahi mina shaytaani rajim, bismillahi rahmaani rahim. wa tara zalimina, nee na di nga gis zalimina way tooñ yi, musfixiina ñuy tàmbale di lox ndax ragal. nee na mi maa kasabu, ci li nga xam ni moom la ñu fàggu, mooy li ñuy def ci àddina. bu ñu ñëwee teew ci borom bi, nee na da nga leen gis ñu tiit di lox. waaw wa huwa waaxikun bihim, waaye te nag du ñu mën a échappé mbugal bi nga xam ni moom la leen borom bi pareel. waaw nee na nag walazina amanu, ñi nga xam ni dañu gëm, wa amilu saalihaati, te fekk ñu ngi def tamit ak jëf ju yiw ju sell, fii rawdaatil jannati, waaw ils seront dans les jardins du paradis. waaw yàlla nañ ci yàlla boole. waaw lahum ñeel leen maa yashaa'uuna, lépp lu leen fa soob, lépp lu leen fa soob rek dañ ko fay am, inda rabbihim, tukkee ci seen borom. nee na zalika, loolu huwa fadlul kabir, mais loolu mooy ngëneel gu màgg. waaw c'est-à-dire ngëneel mënu ko passé. waaw su mooy laaya 22. waaw ba ca des muy wax zalika li nga xam ne lazi nga xam ni yubashirullah, yàlla bëggal na leen ay ibaadu, ay jaamam, allazina mooy ñi nga xam ne amanu gëm nañu, wa amilu saalihaat ñuy jëf-jëf ju yiw. xul wax leen laa asalukum alayhi ajran, waaw ci woote bi may woote laajuma leen salaire, laajuma leen pay. waaw illal mawaddata fil xurba, ndare rek ngeen am affection vis-à-vis de vos parents. waaw mu ngoog illal mawaddata fil xurba, ñi nga xam ne ñoo leen gën a jege mooy seen parents, seen géniteur. waaw wa man yaxtarif nag xasanatan, nee na képp koo xam ni jëf na xasanatan yiw, illal waaw xasanatan nazid lahu, nee na dinañ ko tëbb. waaw mooy dinañ ko dolli fiiha ci loolu xusnan njekk, lu rafet, lu baax. waaw moo tax mu ne je ne vous demande que si ce n'est l'affection eu égard à vos liens de parents. waaw lien de parenté. nee na celui qui accomplit une œuvre pie, mu ngoog yàlla da koy dolli. waaw inna laaha, wër na ni yàlla, xafuurun aji jéggalaa kon la, shakuurun aji ku ñu war a sant la. waaw verset 23. waaw mu des benn bi muy am yaquluuna, ndax dañuy wax iftara, daf koo fent. iftara dafay fent alal ay kaziba, fen. fa in yasha, ndéem sob na allahu yàlla, yaxtim ala xalbika, dafay kaste sa xol. waaw wa yamxullaa, te day far, dafay far. waaw albaatil, li nga xam ni neen da koy far jële ko fi. way xal xaq, te mu feeñal a xaq dëgg bi kalimaat yi ci ay baatam. mooy ci ay yonentam ci ay téeréem. voilà innahu ni ki moom alimun aji xam la bi zaati sudur, lépp lu nekk ci biir xol yi. waaw nekk ci dënn yi. waaw parce que bu ñu nee dënn rek c'est xol bi moo tax ñu wax. waaw parce que dënn proprement bariwul lu muy réagir, mais xol bi mooy def réaction.
waaw moo tax ñu tàmbale suñu saay bi rek bismillahi rahmaani rahim xaamiim ayin siin xaaf gis nga ko bii dafa xaw a dafa particularité mooy yemul rek ci xaamiim waaye def ci dolli encore ayin siin xaaf waaw kazalika niki noonu yuuxi ilayka lañ lay waxiyoo lañ la waxiyoo wa ila alladina gaa yi nga xam ne min qablika ñoo lañ jiitu waaw ni ñu waxi woon ñu jiitu ñooy noonu lañ la waxiyoo waaw ni ñu la waxiyoo noonu la ñu waxiyoo ñi la jiitu waaw nee na allahu yàlla aziz aji not la ci nguuram al hakim aji tëdd bépp mbir fu mu yelloo tëdd loo ma fi samawaati ñeel na ko lépp loo xam ne mu ngi ci asamaan wala addi suuf wa huwa te moom aliyul azim mooy le sublime le très grand waaw mooy aji màgg ji waaw Allah subhanahu wa taala dafa il a révélé à Mohammed et salut sur lui yàlla nañu yàlla yokkal ay leeram le Coran et d'autres livres aux autres prophètes qui l'ont précédé voilà Dieu est terrible dans ses représailles mooy dans réaction yi nga xam ni moom yàlla borom bi subhanahu wa taala ci ni lay réagir waaw daf ciy tar nag waaw parce que bu la santee nga lànk réaction moom dafay tar waaw maanaam buy mbugal noonu la waaw mais il est sage nag dans ses actes et ses paroles waaw Aïcha radiallahu taala anha dafa jëlee ci Ben Hicham waaw Ben Hicham musa laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla yokkal ay leeram ne ko yow kii yàlla yónni nan la révélation bi di ñëwee ci yow mu daal di koy tontu ne ko parfois daf may arrivé comme un tintement de cloche dafa nañ ko ci gàmmu gi waaye tamit nag lii dafa fekk préparé nañ ko ba pare te noonu la waaw il le faut mu ngoog nee na comme un tintement de cloche waaw nee na façon boobu nag moo gën a pénible ci moom moo gën a métti ci moom nee na bu jeexee nee na je retiens alors ce que l'ange me transmet di ko Jibril di indil nee na après lépp day nekk dans son logiciel voilà dans son esprit ci bopp bi dans son cerveau voilà lépp day ancré foofu waaw moo tax rek mu wax ni yenn saay il se présente sous une forme humaine waaw gisoon nañ ko bële passé mais nag dañ koy dàbbali rek waaw dafay sous une forme humaine yenn saa yi nee na daf may wax ma koy suivre di dégg li may wax may koy sentir voilà nee na nag Aïcha radiyallahu taala anhu daal di ci yokk nee na daf ko mos a gis benn jour muy am révélation bi egsi ci moom boobu il faisait très 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 froid seddu guy waaw un froid très vif waaw lorsque nag révélation bi jeex nag nee na son front ruisselait abondamment de sueur mooy jë bi ndox di fa mu fees del ak ndox waaw ay sueur waaw sueur muy wàcc lu bari sax ci jë bi waaw ñaq mu nga Buxaari ak Muslim ñoo indi boobu Umar ibn Xattaab radiallahu taala anhu moom it mës na laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow messager d'Allah nan ngay sentir révélation bi mu daal di koy tontu ne ko damay dégg benn tintement alors je garde le silence damay noppi damay teg chaque fois nag ba ma doon recevoir révélation bi nee na j'étais sur le point de rendre l'âme nee na révélation yi bi mu doon wàcc ci moom dafa doon mel ni koo xam ne que àddinaam tukki na ba pare mel ni kuy faatu gis nga loolu de ni mu metti woon ci moom macha allah moo tax moom laa waxoon l'autre fois rek ma ni alxuraan kenn attanu ko kenn ku dul moom rek moo ko attanoon mais buñ ko wàccee ci doomu daa aadama da ngay seey non da ngay seey parce que yonent bi ni mu maîtriser woon langue arabe te jàngul duggul ci benn université jàngul fenn bu waxee arabe yëpp di xam waa arabe yëpp di xam waaye te moom it nag bu alxuraan wàccee ci moom dootu xam fu mu ne kon nag mu ngi noonu waaw moo tax mu ne wala na gaa yi nga xam ne taxasu jàpp nañu min duunihi walis yàlla mooy ku dul keneen ku dul yàlla awliya ñuy méngoo seen i mbir nekk seen i maître nekk seen i xarit seen i ami seen allié nee na allahu xafizun yàlla nee na mu ngi leen di surveiller mu leen di gis waaw alayhim waaw wama anta nag yow alayhim bi wakil tu n'es pas leur garant
ne ko fii di leen garantir yow moom li ma la yónni rek wax leen ko te nga yem foofu voilà ñen wa kazalika non niki noonu aw xëy naa laa wax yu woon il est que yow qur'anan alquran arabiyan alquran boo xam ne arab lañ ko bindee langue arabe pure li tunzira ngir nga xupp ummul xura c'est la ville métropole de la Mecque voilà la mère des cités waaw boo déggee ummul xura rek c'est la mère des cités waaw wa man xawloha ak ñi nekkoon aux alentours ñi ko wóoroon waaw ñi nekkoon ci wet gi waaw tunzira nga xupp yawmal jam'i jour bi nga xam ne jouru dajaloo bi jour boo xam ne c'est inéluctable kenn mënu ko mooy laa ray ba fii nee na amul sikk ci bés boobu farixun kuréel fil jannati dañ dem àjjana waaye farixun tamit kuréel fi sa'ir dañuy jëm jahannama yàlla nañ ci yàlla musal voilà muy verset 7 nee na walaw sha Allah doonte sooboon na borom bi subhanahu wa taala nee na la ja'alahum mu def leen ummatan waxidatan mu def leen ñu nekk benn xeet benn peuple waaw diversité bii mu def waaw moo tax àddina di dem waaw moo tax àddina di dem waaw naakin nag nee na walaakin li fi nekk nag yudxilu dina dugal man yashaaw ki ëpp ku mu soob rek fii raxmat yi ci yërmandeem yàlla nañ ci yàlla dugal nee na wa zalimuna nag way tooñ ñi nag maa lahum min waliyun du ñu am koy méngoog ñoom seeni mbir mooy koo xam ne kii dina leen jàppale voilà waaw du leen jàppale du leen xool wala nasir du leen jàppale verset 8 waaw léegi am taxasu ndax dañuy jàpp min dunihi walis yàlla awliya ñoo xam ne ñoom la ñuy jàpp comme des maîtres comme des rois comme ay buur waaw fallaahu nag yàlla huwal waliyu c'est lui le patron voilà yàlla de wax na ko nee na mooy patron bi de kon ku fi jaay patron rek xamal ni nag doo patron parce que le grand patron c'est lui voilà wa huwa te moom yuhyi mooy aji dekkal al mawta aji dee waaw wa huwa moom ala kulli shay'in te bépp mbir rek xadirun aji kattanu la waaw il est omnipotent il est omniscient il est omniprésent voilà xam nga ci laaya bi buur bi subhanahu wa taala dafay wax farixun fil jannati farixun fi sa'ir Abdallah ibn Amr radiyallahu taala anhu indi na di wax ni benn jour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yokkal ay leeram dafa ñëw ci moom yore ci loxoom ñaari livre mu daal di ko mu wax ñu waaw lan ngeen xam ngeen ñaari livre yi lan moo nekk ci livre yi ñu daal di koy répondre ne ko xanaa nga xamal ñu ko yow ngi xam ne yow la yàlla yónni mu daal di wax ne désignant livre bi nga xam ne moom la yoroon ci à la main droite waaw mu ne livre bi c'est un livre de la part du Seigneur des mondes livre bi mu jógee ci buur bi nga xam ne moom le Seigneur des mondes tuuru ñi nga xam ni dañu war a dem àjjana yëpp mu ngi ci téere bii waaw et de ñi nekk mu tàmbalee seen papa yi ba ci seen ngir yi seen tribu yi nee na dafa boole seen tur yi jusqu'au dernier amul kenn kuy manqué waaw te dootul nag am yokkute dootul am tamit wàññite waaw bu nekkoon 1 milliard de personnes kenn du ko wàññi kenn du ko yokk waaw léegi nag loxo bi mu yoroon ci loxo gauche bi mu daal di wax ni ñii ce sont les damnés de l'enfer waaye yàlla nañ ci yàlla musal mooy ñi nga xam ni yàlla safara la leen jëmale waaw jahannama waaw léegi nag tamit seen papa yi seen ngir yi seen du premier jusqu'au dernier comme ni mu nekkee woon àjjana ba fële ci main droite gauche bi tamit ñiy dem safara kenn du manqué waaw du am rajout du am soustraction mu ngoog waaw léegi nag rek mu wax ni c'est une décision qui est déjà prise waaw loolu moom yàlla dogal na ko ba pare parce que damay wax rek ni doomu aadama si le développement embryonnaire bu demee ba def ñetti mutxa waaw mutxa allaxa non nutfa allaxa mutxa waaw bu ko defee rek et puis ñu indil ko ruuhu ak ca des yëpp nag et puis malaaka yi ñëw tufli ci moom ñi nga xam ni mooy lii c'est inéluctable kenn mënu si dara waaw moo tax décision bi yàlla jël na ko yàgg na waaw moo damay wax rek yàlla du bàyyi ba yowmal xiyaam mu lay jugé mais da lay jugé balaa ngay nekk parce que xam na li ngay tàmbali ba li ngay mujjee xam na lépp
kon nag du xaar ba ngay jeexal moo lay jugé voilà kon mu ngi noonu moo tax rek mu wax ni après kenn waa ci saaba yi ne ko waa bu fekkee nag c'est une décision qui est déjà prise kon ñun lu ñuy sonn waaw mun leen nag da ngeen di œuvrer pour chercher la perfection waaw la perfection waaw parce que doo toog rek yaakaaral nag wax dëgg yàlla waaw moo tax dans vos œuvres et soyez modérés waaw moo tax mu ne rek en les appliquant mooy ngeen xam ni yéen a ngi koy def seen œuvre yi soyez modérés en les appliquant et ngeen fexe di def la perfection loo leen di xam ni moo xam ni mooy gën a baax rek def leen loolu waaw moo tax parce que dañuy assigner à l'élu du paradis ki nga xam ne dafa war a dem paradis àjjana dernière œuvre bi nga xam ni moom la def dernière œuvre pie bi nga xam ni moom la def ci booba lañ koy assigner kon nag foo toll rek comme li mu wax li yonent bi li mu jàngale rek sallallahu alayhi wa sallam toujours rek nit ki nay fexe di def perfection parce que boo duriloo comme noonu rek yàlla defal la nga daje benn boo xam ne bi moo gën ci sa mbir yi nga jëkk a def yëpp mooy moo assigné la boobu waaw mu signé la boobu waaw léegi mu daal di waaw nee na boobu moo lay assigné noonu bekk moo nekk sa dernière œuvre malgré sax defoon nga ay yeneen œuvre yu bon yooyu du ko xool xam nga lu muy xool benn boobu voilà kon nag mu daal di refermer waat encore loxoom di wax yow buur bi subhanahu wa taala moo xam ne moo yore puissance waaw moo yore puissance moo yore tedd nga moo yore kattan waaw a déjà jugé les hommes kon mooy li ma doon wax léegi jugé na doomu aadama yi yàgg na fekk nekkuñu waaw boo déggee ñuy wax yàlla inna laa sariihul xisaab mooy aji gaaw ji réglé la mais parce que dafa réglé lépp ba mu pare yow mal xiyaam ñi fay daje comme mbindeef bari ba nga ni lu mu doon mais du fa nekk di leen réglé na leen ba pare waaw réglé na leen ba pare mooy lu mu wax ni il a déjà jugé les hommes waaw mu daal di jël loxo droite bi daal di wax ni benn partie dina dem àjjana benn partie dina dem mu jël loxo droitam ne benn day dem àjjana loxo gauche benn partie day dem safara waaw yal nañu yàlla musal ci boobu waaw asaabul yamin yal nañu yàlla jàppale rek ba ñu bokk ak ñooñu waaw moo tax mu daal di eggali nag waaw di wax waaw bi mu waxee une partie yëkkati loxo gauche am ne ñooñu une partie au brasier waaw mooy sa matt bu ñuy taal kenn xamul kañ la muy jëf yi rek voilà kon nag Ahmad Tirmizi ak Nasaayi allazina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu ulaika allazina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab albirru la yabla wa zanbu la yunsa wa dayyanu la yamut